asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di seetaane xabaar yi comme semaine bu daal di jox dañuy daal di teew fii jukki leen li ci gën a fës ci xabaar yi bokk na ci waa délégation à l'entrepreneuriat rapide ñoom naka la ñoo daal di ñëwoon fii ci Time for Africa TV daal di seet ci nga xam ne mooy directrice générale bi di Kumba Thioub ak adjoint moom naka daal di na rafetlu loole campagne électorale pour élection législative yi ak violence yi nga xam ne daal dinañ ko romb ak li mu demee ki nga xam ne nag mooy Mamadou Sy Albert daal dina ko tënk ci ab bilan xool lan lañ ci mën a daal di jàpp ci jamono ji tamit li nga xam ne nag mooy élection yi daanaka lépp yemu na ngir mu mën a jaar ci yoon bu ñu sukkandikoo ci ministre du intérieur bi loolu la daal di xam ne grève bu travailleurs yi nga xam ne ñooy liggéey ci SEN'EAU ñoom nag dañoo daal di naqarlu jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy daal di dund ci ay conditions yu difficiles en 2023 Sénégal nag dana daal di bokk officiellement ci cercle réew yi nga xam ne dañuy daal di produire li nga xam ne mooy pétrole attention ci li nga xam ne mooy poteau électrique yi nga xam ne ci jamono ya nawet mën na indi ay jafe-jafe ay gàllankoor léeg-léeg sax ñu daal di ci nemmeeku ay drame yoo xam ne da koy daal di jur maanaam ay jiya li leen moo nekk ponk yi nga xam ne nañ ko waxtaane xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy daal jëppee bi lee jotaay léegi-léegi ñu daal di yaatal nuyuwaat leen beneen yoon comme ni leen ko junjee rek ci bopp xabaar yi waa DER délégation à l'entrepreneuriat rapide dañoo ñëwoon fii ci Time for Africa TV ngir daal di seet si nga xam ne mooy directrice générale bi di Kumba Thioub mu àndoon ci ak adjoint moom nag daal di na ko rafetlu bu baax a baax ñu daal di teewlu kàddu yi nga xam ne daal di nañ ko daal di jibal. bi may door a ñëw daanaka fekk ma fi woon ay machines yu bari te bu ñëwee après ci la machine yi daal di ñëw liggéey bi gën a yomb loolu dana gën a mën a jox ndaw yi ñu gën a mën a liggéey parce que fii boo xoolee Time for Africa daanaka ay ndaw rek ñoo fi nekk comme ñu ngi ko expliqué yombal na liggéey bi tax na tamit ñu gën a jëm ci kanam comme ni ñu ko waxee dégg ngeen bi ngeen di waxtaan ak moom nee na dul ne tout n'est pas rose am na lu ay yu bari yoo xamante ni ñu ngi des ngir liggéey bi gën a jëm kanam loolu tamit ñu ngi ciy xaar DER ngir mu gën ci jàpp parce que waaw góor dana tax nit ki gën a góorgóorlu jëm ci kanam dañ leen di soxla ci jamono bu ne ci anam bu ne ngir mën a jëm kanam gis ngeen fi caméra yi nga xamante ni nekk nañ fi soxlañ tamit ay yeneeni caméra yu bari lu ful c'est-à-dire lu baax du doy kon ñi ngi gën a bëgg mu ful si ndimbalu DER ndimbalu képp koo xamante ni man la ci jàpp ngir ñu gën a mën a jëm ci kanam. suba rek nag moo daal di des ngir ñu daal di amal élection législative yi ci biir Sénégal yëpp ni ki alxames bii nag ñu génn ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bi moom daal dina am ay tukkee ne nekku ngir daal di xool élection yi naka lañ ko war a mën a defee ci nu mën a mucc ayib dem na sax Mbour Thiès Touba ministre intérieur bi nag dana boucler tournem ci diwaanu Ndakaaru nar ko jeexale sax ci ni ki tey samedi ni ki suba nag ñu daal di war a commencer élection législative yi moom mi ne nag mi ngi daal di rassurer ñëpp ñoo xam ne ñu ngi daal di voter am na yaakaar ne lépp daal dina jaax ci yoon. ku ne xam ne nag élection législative yi campagne bi ak nu mu demee lu ci tolloog ñetti semaine gannaaw bu ñu defee campagne bi nag ba mu jeex mu daal di leen des leen rek mooy vote yi campagne bi nag ban bilan lañ ci mën a daal di tiré bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Sy Albert si moom daal dina defal ñu bilan bi ak li ñu ci mën a tënk ñu daal di ko déglu Mamadou Sy Albert. lu ñu mën a wax aussi ci campagne bi ci wàllum préparation des na lool muy nguur gi. muy opposition bi préparé wuñu dëgg élection législative bu ñu falee assemblée 5 ans la mais 5 ans yi dañu war a toog xool assemblée nationale naka la war a ñu liggéey ci ay at assemblée du pour rek campagne warul nekk rek pour xuloo wala ku nekk ñëw wax lu la neex déedéet da nga campagne électorale dafa war a nekk période bi nga xam ne ku nekk dafa war a gëstu indi dara démocratie loolu moo koy dundal def naa daal ci préparation manqué na lool boo gisee ñoom ñëpp
coalition yi liñ leen di créer ci taf lañ ko créer ci ay 1 mois 2 mois ku nekk créer coalition ku nekk créer programme ku nekk di seet parrainage ci précipitation la ñu préparer campagne mais loolu day feeñ boo gisee sax débat politique diggante pouvoir bi ak opposition amul benn débat amul benn projet de société donc loolu il faut quand même ñu tirer bilan bi pour ñu mën a am assemblée bu gën a dëgër. Politique aussi warul nekk rek affaire campagne électorale déedéet campagne électorale bi période rek ba ñu war a préparer campagne électorale ku nekk nga ñëw wax ak askan nga xam ne yow soo jëlee pouvoir législatif bi di nga indi ay changement di nga toppatoo askan bon léegi nag campagne bi jeex na bon ñu ngi xaar ku nekk am na chance pouvoir bi Benno mën na gagner am majorité nekkaat majorité comme Benno mën na perte opposition mën na gagner. njiitu réew mi Macky Sall moom tamit ci semaine bi daal di présider li nga xam ne mooy conseil des ministres njiitu Macky Sall nag daal di na ñaax ñi nga xam ne ñooy ay ministres am ngir ñu daal di def seen kéem kattan ngir mën a daal di gën a jege daal askan wi rawatina nag ci jamono ji nga xam ne ñoo nekk ci nawet te nawet ku ko wax da nga wax am mënd te nu mel léeg-léeg nag mu daal di indi ay jafe-jafe njiitu réew mi daal di leen ñaax ngir ñu daal di ci taxaw ngir mën a def seen kéem kattan ngir mën a jege askan wi dimbal leen ci wàllu mënd bi ñu daal di déglu récit bi nga xam ne Abdoul Wahab Ba moo ko defal. En 2023 ci le Sénégal wala entré officiellement ci cercle réew yi nga xam ne dañuy daal di produire pétrole gaz ministre finance bi moom sax mi ngi daal di préparer sax ci jamono ji ngir daal di xaarandi première recette yi ñoom sax daal di leen envoyé benn circulaire seen ay collègues jëm ci wàllum CISE ngir daal di préparer budget 2023 année prochaine nag maanaam at bii di ñëw nag Sénégal mi ngi xaarandi lu ci tolloog juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ci première année maanaam at yu njëkk yi nga xam ne moom lañ war a commercialiser li nga xam ne moo jëm ci wàllum pétrole ak gaz ci diwaanu Sénégal. jamono yi nawet nag la ñu nekk association ne dañuy gis ne am na ay tabax yu bare yoo xam ne daal muccut ayib maanaam dafa ànd ak ay jafe-jafe dëggul te loolu nu mel nag mën na indi ay nërmeel ci askan wi loolu sax moo daal di xew ba lu ci tolloog ñaari doomu aadama daal di ñàkk seen bakkan ci benn dal boo xam ne dafa daal di daanu ci rue 39 angle 18 foole ca Médina ci àllarba ji daal di génn bâtiment boole nag bâtiment la daanaka lu ci tolloog juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ndongo daara daanaka ñoo fa daal di nekk lu mel nag li nga xam ne mooy préfet bu Dakar Plateau daal di dem na foole ca Médina ngir daal di xool mbir ma naka la daal di demee ngir daal di constater li nga xam ne loole moo nekk dégâts yi. ñi nga xam ne nag ñooy syndicat démocratique liggéeykatu santé hôpital Dantec ñoom nag dañoo nekk ci mouvement d'humeur li ñaawlu nag mooy hôpital boole nga xam ne dañ ko war a daal di jaay ñoom nag loolu da tax ñu daal di mer bu futu def ak sitting ca buntu hôpital ci alxames bi yi ñu daal di génn ñoom ñi le nag ñi ngi daal di woo nga xam ne mooy njiitu réew muy Macky Sall di ngir xamal ko ne ko mbir mu nu mel ñoom ànduñ ci tey ànduñ ci suba loolu tax nag ñi nga xam ne ñooy collectif ak représentant personnel bi ñoom daal ñi ngi daal di exiger immédiatement ngir lépp loo xam ne dafa jëm ngir daal di jaay l'hôpital boobu la Dantec ngir ñu daal di ko annuler. ci mbir moole sax la ni daal di décédé ñi nga xam ne nag ñooy liggéeykatu intersyndical bu SEN'EAU ñoom dañoo daal di gën a taral mbir yi gannaaw bu ñu toogee gannaaw bu ñu ñaxtoo tamit te kenn dégluwu leen ñoom nag jël nañ décision ñoom tamit defaat beneen grève boo xam ne dafa toll ci ñetti fan maanaam 72 heures ni ki démb la sax lañ ko daal di commencé ci àjjuma gi samedi war koo dàbbali altine ñu daal di déglu Mamadou Moustapha Ba moo nekk délégué personnel bu intersyndical. suñuy mot d'ordre de grève jot fi dawal 48 heures dawalaat fi encore yeneen 48 heures ñi nekk ci tey jii te ba léegi nii amuñu ci satisfaction ci loolu parce que ba léegi nii mën nañu wax ni suñu direction générale bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu yilif di ñu liggéeyloo ba nii ba sànq kenn yëkkatiwul ci ñoom kàddu pour ñëw wax ak ñun liggéeykat yi nga xamante ni ñi ngi laaj suñu àq ak suñu yelleef et loolu dañu jàpp ni xeeb liggéeykatu SEN'EAU la
et ñun ñi ngi xamal opinion publique bi que ni lépp loo xamante ni guuta la buy ñëw ci ginnaaw li ñu nekk nii nañu xam ni moom ci ay responsabilités am la njëkkee parce que moom moo jiite kër gi. beneen bi ci topp décrété woon nañ 48 heures dañu décrété waat 72 heures yoo xamante ni day commencer suba ci àjjuma ji ak samedi incha allah 30 juillet 29 ak 30 juillet. bu soobee yàlla aussi dinañ ci boole beneen ñetteelu fan muy altine muy 1er août ñu boole ko ci muy loo xamante ni 72 heures la boo xam ne dañ ko décrété boo xamante ni grève la ñuy def kenn du liggéey ñëppay banque seen loxo comme nañ ko defee woon. et loolu nag duñ ci dellu ginnaaw tant que amuñu satisfaction ci li nga xamante ni mooy suñuy revendication assemblée générale bi aussi dañ koy tenir le lundi incha allah à 8 heures. au niveau de la direction générale bu soobee yàlla bu ànd. ci jamono ya nawet dañu nekk nag ku ne xam ne ne ñi nga xam ne dañuy jaay yor seen ay table ak boutique ci mbedd mi saa su yàlla ji tamit nag dañuy am ay jafe-jafe te mbir mu nekk nag mën na leen daal di yàqal ndax bu fekkee dafa taw te fàttewuñ bu nu mel mën na indi ay jafe-jafe situation bu nu nekk nag man ko liñ ci daal di wax mooy ñu daal di fagaru daal bu xiinee ñu daal di fat seen bagage ñu daal di déglu réaction bi nga xamante ni ñoom daal dinañ ko def ci reportage bi nga xam ne suñu reporter moo ko defal ak Matar Diarra. ci jamonoy taw bi nag ñi ci bari dañuy jaay ci mbedd mi ñi am table ak ñi nga xam ne dañoo am ay boutique lu mel nag tax na ñenn ñi dañ ci jànkonte ak ay jafe-jafe ku ci demee ni mécanicien bi waaye loolu moom terewul moom muy ut ay moyens di xool naka lay def saa su ne bu yàlla ji tawee rek ngin mar ci génn. moom day métti quoi instant dina taw xam nga to ay gunóor yi sew ak lu ne ngay gis mais xam nga rek tamit doo ci mun dara lu dul liggéey rek jàpp si yàlla waaw parce que bu ñu amoon solution tamit nañ ci def solution xam nga rek ñaa ko am solution tamit xam nga da ngay toog rek di déglu dina fii moom naa fi taa quoi sans que base bi xam nga mooy jël ndox affaire yooyu gannaaw nag bu ñu waxee ak moom ba pare ñu daal di randu jàll ba ca kanam ñi ngi dajeyaat tamit ak beneen jaaykat moom nag ay ripaas lay jaay ak ñoom seen moom nag taw ba lay weesu sax dund na ay jafe-jafe ndaxte taw bi dafa daal di tooyal li nga xam ne loolu lay daal di jaay mu ne nag lu nu mel nag ngir ñoom ñu daal di mën ci mucc faaw rek kenn ku ne daal di def sa ay pexe ngir bu yàlla ji tawee mu bañ la mën a bett. ripaas bi bay tooy na parce que base yi ñoo baaxul base ba ci baasoon nii xam nga dafa am ay turu sóoraale ma ko woon ma ko baasee nag xam nga dafa dem bagage boo xam ne bu tooyee rek day yàqu jaatu yu bëri tooy na ci vraiment tooy na bu bëri tooy ci moom sama pertement lay doon repas seer na seer boo xam ne bu tooyee xam nga loolu pertement la vraiment loolu yàqal la ñu moom dafa yàqal moom waaw keroog bi ma ñëwee sax ci biir kanting bi lépp lu bëri tooy na mais nag da ngay muñ. ndox nag moom ndegam nag mbirum yàlla te mun na ñëw saa su ne ñi nga xam ne nag dañoo yor seen i boutique di jaay ci mbedd mi gis ne dañoo war a jël mesures yi nga xam ne moo daal di war ba nga xam ne saa su ne bu taw amee du leen bett ndax ñu mën cee génn lu ko may rek mën na daal di yàq yenn seen marchandise yoo xam ne dañ koy daal di jaay fagaru daal comme ni ñu koy waxee fagaru moo gën daal di faju wàllum justice ki nga xam ne nag mooy Pape Mamadou Seck nga xam ne moom dafa daal di dawoon moom nag ñu ko mujj daal di arrêté woon dimanche 9h ca Daaru Karim département bu Mbacké nekk ci région bu Diourbel ki nga xam ne nag moo daal di dawoon nekk membre force spéciale moom dañ ko daal di interpellé ci campagne ci agent yu groupe intervention gendarmerie nationale administration pénitentiaire et élément yu service yi nag ak renseignement yi nga xam ne daal di nañ ko def dañoo daal di def renfort ak fële ci brigade bu recherche bu Touba ngir mën ko daal di teg loxo. semaine bii nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bii lañ doon daal di màggal ci àdduna wëngal këpp li nga xam ne mooy hépatite B boobu journée nag nekk journée boo xam ne occasion la ngir ñu mën a xam feebar bi lu mu wundu lan la ak lan moo ko tax a jóg ak lan lay def ci organisme doomu aadama ñu daal di xool éclaircissement yi nga xamante ni maanaam leeral yi nga xam ne Yvon Akar daal dina ko teg ci table ji.
28 juillet mooy bés bu ñu màggal ci àdduna wërgal képp bés bi ñu jagleel feebar bi di hépatite mu doon bés bi nga xam ne ñoo ngi ci woo ñëpp di ci dooleel ñëpp ñi nekk ci mbirum sëy ngir rekk ñu gën a am taxawaay di jàmbarloo ak boobule feebar bu ñu naan hépatite comme nuñ ko bindee rekk ci ay téerewu organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé taxawal na nag bile bés ngir rekk ñu gën a fësal jàngorowu hépatite ci àdduna ak li ko wër lu tolloo ak 1,400,000 ci ay nit ñàkk nañu seeni bakkan ci bile feebar bu ñu naan hépatite ba baax na nag ñu delluwaat fàttali ni feebar bile bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jëlee ci lu ñu naan infection toxique wala infection virale fu ñuy daanalee rek mooy lu tolloo ak 9% ci population Sénégal ñoo ngi dund ak bile feebar. xabaar yi bitim réew ñu koy doole ak ay defkat yi ñaawteef yi nga xam ne daal di songo armée bu Nigéria ci benn checkpoint nord-est bu Abuja ñi def nu mel nag mooy ay terroriste présumé ñoom ñi ne nag dañoo daal di bett ñooy soldat yoole soldat yi déggal ma bu gannaaw bu ñu defee loole nag soldat yi ñoom dañoo daal di uti renfort ci base militaire bu Zouma mi ngi situé ci proximité bu scène bi attaque bi nag mi ngi am gannaaw juróom benn fan bu embuscade boo xam ne dafa daal di métti woon lool ci patrouille bu doon amal ci garde présidentielle bi loole sax moo tax mu daal di jur lu ci tolloog juróom benn doomu aadama ay soldats yoo xam ne dañoo daal di ñàkk seen bakkan xoole nag ca Ukraine soldat russe bi nga xam ne dañ koo daal di condamné woon à perpétuité lu mel nekk dañ koo daal di wàññi fukki at ak juróom ci prison moom nag ci fàttali ko dañ koo daal di condamné woon ci weeru mai jàpp ne dafa daal di faatoon benn civil gannaaw bu mu defee appel nag ci défense bi nag moom daal dina partiellement daal di satisfait ci décision bi nga xam ne mujj nañ ko daal di amal jugement tribunal bi moom dafa daal di modifier loole la communiqué bi daal di xamle foole ci cour d'appel bu Kiev daal di préciser ne jamono ji ñu toll nag kii nga xam ne mooy soldat russe bi nag nga xam ne dañ ko war a daal di condamné woon à perpétuité mujj nañ ko daal di condamné jamono ji ci toll ko fukk ak juróom ci ay at. Omaro Sissoko Embaló président Guinée-Bissau nekk tamit président bu CEDEAO moom daal dina xamle ne convaincre na junte bu guinéen ngir ñu daal di amal transition bi ci tolloog ñaar fukk ak ñeent ci weer mais information bi nag mu mel ne ni nga xam ne mooy junte bi ñoom gisul nu mel parce que ñoom dañoo gis ne lii ngir mu daal di mën a am dana daal di toll ci fanweer ak juróom benn ci ay weer damono ji nag Guinée moom nam na gën a yaatal discussion bi ngir li nga xam ne mooy transition bi ñu doon ko amal ci nu mu gën a gaawee. xabaar yi tàggat yaram yi dañu koy dooree ak l'international sénégalais bi Saliou Ciss nga xam ne jamono ji moom daal dina libre ngir xool ban club la war a mën a dem jouer club bi nag di Olympique de Marseille mi ngi koy caytu bët ngir mën ko jënd bokk na tamit ci club yi nga xam ne mooy club turc yi kon international sénégalais bi na saison bi du ñëw nag ñu ci bari ñu ngi koy daal di bëgg jënd moom nag mi ngi toll ci fanweeri at ak ñaar. gannaaw international sénégalais bi ñu wax ci international français bi di Jules Koundé moom bi ne nag nga xam ne def na lu ci tolloog fukki sélection ak benn ci équipe bu France moom nag ay club yu bari ñoom tamit ñu ngi koy daal di xool ci semaine bi ñu daal di génn moom bi ne nag finalement daal dina engagé ci club bu Blaugrana opération bi nag mën nañ ko daal di estimer ci lu ci tolloog 50 millions euros moom bi ne nag dana si tax daal di toftal ci tolloog fukki ci bonus Bordeaux club formateur bi nga xamante ni moom moo ko daal di formé dana ci daal di jot ci tolloog 20% ci montant bi nga xam ne moom lañ ko daal di jaayaatee gannaaw boo xamante ni moom mi leen nag daal nañ ko produit ci tolloog ñaar fukk ak juróom ci ay millions FC Séville ci 2019 loole nag mu nekk soit juróom ci ay millions ci Girondins yi. fait bu coupe du monde Qatar yi nga xam ne nag dafa daal di war a wër yenn dëkk yi ci àdduna bi trophée boole nag dana jaar fii ci Sénégal trophée boobu nag ki koy war a andi fii mooy brésilien Ricardo Kaká ak espagnol bi di Iker Casillas ngir def déplacement bi foole ci Dakar ci juróom benn fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru août bi nga xam ne moom lañ daal di dëgmal fii ci diwaanu Sénégal pays de la Teranga.
xabaar yi tàggat yaram yi moo yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.